jërë ngeen jëf ab ren lu mu jan na ko ci suuf Antoine Diome doyul gaañ observateur moo ko bind ba wax ñu ne ñi mu doyul ñoo di ñu fare ci kujje politique yi ubbil yéenekaay bi opposition bi ci réew mi li ñu jàpp ci paluk Antoine Félix Abdoulaye Diome moo di yat wu état bi gàddu ngir di ko rëqanti gi opposant yi ginnaaw Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ministre intérieur di Antoine Diome mi ngi ci tànki Ousmane Sonko ngir bañ bukki bi mattaate matt leen l'observateur ne nañu moo waral ba opposition bi sàkku ñu booloo àndandoo xeex Antoine Félix Diome ngir mu jugee ca bopp ministère intérieur ndax nee nañu tuuni ak ni ñu ko xamee fële lay falang yoon ak loi di dox ci bëgg-bëggi Macky Sall anki dina kay nañu ba muy nekk ca parquet ba taarkal rek la doon dégg waaye bi ñu ko takkalee ndombal tànku ministre de l'intérieur ak léegi daanaka jéego bu mu teg rek dégg na ci accam doxalinu politique kat la ñuy ragal mu yore ko ci doxalinu ña ko jiitu ca bopp ministère de l'intérieur ki mu mujjee giita ngaasal di Ousmane Sonko moo ko partem di parti Pastef seeni mbir la Vox Populi xëy di waxtaane ba xamal ñu ne koppar yi ñuy kusumtaatu mu di levée de fonds ci seen nemeeku tour bi koppar yooyee coow lang ciy gën di yokk Ibrahima Sène bu PIT jàpp ci journal bi ne waa parti Pastef seen xaalis bi ñuy wax luusa nga ca Abdoulaye Wilane bu parti socialiste ne ñu ñoom Ousmane Sonko li ñuy def aw lay la rek ngir bëgg a justifier xaalis bu ñu yor te mënuñu wax nit ñi fan la ñu ko jëmee ci jamono jooje yéenekaay bi nee nañu ñooñu Khalifa Sall yi di waa taxawu Dakar li ñuy ñaawlu moo di li Macky Sall bëgg a instrumentaliser loi bi ngir bëgg a am aw lay wu mu jaare ba tas Pastef borom Pastef di Ousmane Sonko ndax du Macky Sall moo koy may bës journal Le Témoin mooy laaj bi li mu bëgg a xam moo di ndax du Macky Sall mooy agent marketing bu Ousmane Sonko ndax 2016 ak léegi moom Macky Sall jugul ci di defal Ousmane Sonko promotion professeur Moussa Diaw bu université Gaston Berger ba ca Ndar moom dafa jàpp ne coow li Macky Sall mënoon na ko moytu ndax jur na ci réew mi débat bu amul benn farata li mooy wax ci financement parti politique yi ci réew mi journal Le Quotidien xëy na di ca wax ubbil yéenekaay bi ponk boobee yéenekaay bi nee nañu bokk na ci liñ doon waxtaane ci dialogue politique bi ndeem si yàlla général Mamadou Niang jiite woon am na ca sax ab sous-commission ad hoc bu ñu ko dénkoon Cheikh Aliou Ndiaye moo ko jiite woon la ñu liggéey ci wàllu financement parti politique yi tënkoon nañu ko ci rapport ba jébal ko njiit réew mi Macky Sall moom Macky Sall ak Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf Walf Quotidien jàpp na ne dañoo lajj ci taxawaay bi ñu waroon a am ci financement parti politique yi ci réew mi fichier électoral bi ci réew mi cabinet ERA gi ko war a càmbar source waa nee nañu tànn nañu juróom-ñeenti experts yi ñu ci war a àndal juróomi évaluateur lañu ak ñeenti auditeur tey ji ci talaata ji ci lañ leen war a xamale ak opposition bi ay doomi Guinée ay doomi Bénin ak i doomi Belgique ñoo ca nekk weeru janvier wi ñu nekk ci fukki fan yaak juróom yu mujjee ci la ñu war a tàmbalee seenub liggéeyub Idrissa Seck ca conseil économique social ak environnemental La Tribune nee nañu tàmbali naa we xatt ñooñu Aminata Touré yamu fa bàyyi ne ñu bari ci ñoom dañoo bloqué seenub salaire ba tax ñu tëgg seen gémmiñ di yëglu ñooñu Aminata Touré yi yamuñu ci ndax nee nañu moytu gi ñu leen di moytu ca kër ga bokk na ci li leen gën a soof lii bëgg a soof ña ca nekk Sud Quotidien nee nañu moo di mbirum hydraulique lunaire gi mu di ndox mi ci dëkki kaw yi ne réforme gi ñu ci def ba jël forage yi dénk ko ay entreprise privée la ñu gis ne dafa gën a yokk problème yi problème ba woon ca kees mu di mbirum dem si yàlla xoose Christine Thielmas doomi Bels bi jëkkëru sénégalais faatoon ba suuloon ko ci àllub Dakar Mbay ba journal L'Observateur xëy na ñuy wax leneen ci mbiri tubaab bi moo di laata muy sëy ak doomu Sénégal bi ko rey am na beneen doomu Côte d'Ivoire bu mu doon sëyal ay duma moo ko jëlee woon ca sëy ba ay dóor ci couple la Sénégal xëy nañu ci yeggee xibaar bu doy waar jëlal xët mu njëkk journal bi Ami Ndiaye yéenekaay bi nee nañu aw faram la seeti woon faroo bëggoon koo dóor mu tëbee 3e étage ngir rëcc. Electronic Corp ak seen marque bi di Beko Universel Pousse ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm bu baax di ko sant naka noonu yéen ñi teewloo ko ànd saa su nekk RFM rajo Futur Média xibaar yi bokkoon na ci hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye ñu fa yëngu ne ay hygiéniste ca centre de traitement ba fa jëm ci wàllu jàngoroy coronavirus ñoom ñoo yëglu dañuy sàkku ñaar ba ñeenti weeri payoor yu ñu warlu ak ñoom ak luy gënal seenaw nekkin ci liggéey bi njiital l'hôpital bi nag yëglu jëmee ci ñoom it xamal leen ni naam ak tardé am na ci lañ daa jot weer wu ne waaye it du l'hôpital bi mooy kii warlu ak ñoom pay googee ñeneen ñu yëglu mooy bénévole yi hydraulique yi ci wàllu kon forage yi àll bi joxañ ca njiital OFOR dem nañ ba tuumaal ko wàllu jëlaate ci jegeñaale mag yeneen di lu njiital OFOR weddi ba mu set wicc lépp ci appel d'offre lay jaar sàkku na ci ñoom ñu indil ko benn firnde rek ci ne dafa jël kenn ci jegeñaale moom déet déggoon ngeen ko ci xibaar yi moom Seyni Ndaw wàllu xibaar bokk na ci Patlik Makumba Bey ci rapport ba fi woon bu professeur Aladji Mbodj ci wàllu koppar yi war a gunge parti fii ci Sénégal ci jamonoy président Abdou Diouf la woon li waral indiwaat gi rek mooy ak wuute gu ci am ci bi nga xamante ni moom la ministre intérieur yëkkati démb teg ci table ji ngir daal di dakkaloo waa PASTEF dajalem koppar bi ñu daal di jógtee ngir waajal seen nemmeeku tour fàttali ne parti bi terewu ko wéyali activité am
Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi ci teewaayu soxna Yacine Pouy bu service digital bu groupe Futurs Médias ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ca kanam tuuti penco géeg RFM dinañ dalal Moubarak Lo économiste la xam-xamam màcc ci wàllu statistique di waxtaanee ak moom ne njiitu bureau de prospective économique du Sénégal wàllu li nga xamante ni mooy xayma gi ñeel jàngoro ji boobaak léegi tërin wi Sénégal tolluwaay li coxor gi ak yeneen ñeel virus bi loolu lépp dinañ ko jàngatandoor ak moom ba ci wàllu koom-koom bi ak ëllëg geek relance gi ci kanam tuuti lay doon mbokk yi Aba maa ngi lay ziar bu baax. El Hadj maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di la balaax di la souhaiter bonne année ci année bu bees bi nga xam ni moom la ñu dugg. jërëjëf. maa ngi la koy ñaanal yow it. vraiment atu jàmm. ak karange. ak ndam ci liggéey bi. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi vraiment nit ku baax nga. waaw loolu moom yàlla xaw a tëre di rek. yàlla def na moom boo doon koppar dollar ngay doon la neex mel. léegi xanaa at mu bees mi nga bëgg a àndal rek daal di soppi wala. waaw il est temps nag quand même il est temps ñu ànd ak at mu bees bi soppi parce que saa su ne yaa ngi ñu woo di ñu yedd ak yeddaat mais amoo jom non mais damaa def sama autocritique xam ni il est temps xam nga rafetul daal sama prise de conscience xam ni daal lu ma siiw lu ma xew nekkoon naa fi dans l'anonymat grand bi jël ma indi ma ci rajo bi ñu xam ma wala mais El Hadj loolu dafa bokk ci li nga bëgg mu changé mais El Hadj ñuy ñëw ci at mu bees tey jii lan mooy ay comportement wala ay habitudes yu ñu amoon ci at bële te yow ñaanoo mu topp ñu ci at bii di ñëw. jërëjëf bi nga ne ñaanoo. waaw naan lu ma ciy man du bari di nit ñi. mais ñaan rek. ñaan ñu gën a bëggante rek di gën a wax lu rafet. waaw yàqu ci dara Aba. am réew 16 millions d'habitants kese. diggante Ndakaaru. bëriwul de. Tamba boo waaxoo génn réew mi yaatuwul noonu. waaw ñun la c'est nous dans nous ni ngeen koy waxee. kon kay dañ rafetal rek. te boo rafetalee rek jàmm fu mu am rek dafay mbir yi day sakkan. waaw comme mbir mun na am ci bërëb. jàmm amu fa ñaata réew ñoo fi am pétrole bu ne gàññ. dëgg la chaque jour bal yaa ngay naaw bomb yaa ngay tàkk. dëgg la donc loolu la doo ko sax foofu jariñoo boo amul jàmm njariñ gi sax doo ko mën a exploiter. donc nañu rafetal di waxante yu baax. dafa am solo. c'est important yéenante jàmm Aba parce que de toutes les façons yàlla bindul ku mën a dindi li muy def. waaw kon bi ñu ko xamee noppalu ci li tey ak li ëllëg nag lépp noppi na. la Aba di nekk ëllëg. kay jiite ji fii ëllëg kay nekki président kay jiite agence nangam kay nekk ministre nangam ki ko dul ne parce que mën nga kaa bëgg nag te doo ko ne. dëgg la. dëgg la. barki Dembo Ndiaye yàlla na ko yàlla xaare aljana Soumaïla Cissé kenn gënu ko woon rafet taxawaay ci Mali. ci wàllu jàmm ci wàllu taxawaay politique. bañ ne sax voilà mu ngoog c'était l'espoir est-ce que nit ñi xalaatoon nañ un instant ne dina dem. déedéet waaw mu ngoog du ñu dal bàyyi rajax ci. léegi tey damay wax ni conscientiser. ñi nga xam ni ñooy mag ñi mais sensibiliser xale yi tey jii boo doon conscientiser mag ñi ban message nga leen di jox ci année 2021 bi ñu dugg boo doon sensibiliser xale yi ñoom tamit lan la ñuy am ci li nga xam ne mooy at mu bees mi. xale yi moom nag ils n'ont qu'à s'occuper de leur avenir. c'est-à-dire que actuellement nii lu la waaye wax dul loolu maa ngi ciy gis yu bari nag ñu dugg ceeg yooyu mais ëllëg lañ koy rëccu. waaw ëllëg ngay comprendre yéen a koy wax. voilà mu ngay comprendre occupez-vous de votre avenir bu leen topp ñi nga xam ne seen avenir mu ngi seen ginnaaw. waaw mag ñi nag comme tu dis mooy nañu liggéey ca ba tappale gi. gis nga àddina bi fi mu toll ak la pandémie la réew mu ci liggéeyatul doo dem fenn amul benn portion magique boo xam ne na la ca génne budul liggéey. dans tous les secteurs dans tous les domaines. kon nañu liggéey mag ñi laay wax. mag ñi les fonctionnaires les gens du privé tout le monde. Sénégal lépp laqarti la. lijjanti tappale. ak pexe. waaw loolu ba pare ngeen bëgg ñu am productivité naka lay mën a nekkee Aba nañu waxante dëgg nag neexul nag mais mënoo am résultat ci tappale mënta ne boo ko ci amee sax par hasard du sax. lañ naan ay développement de façon structurelle des trucs structurants loolu lépp ak liggéey bu wér moo koy mayee du ay tappale. loo fi tappale ba tegale ko day daanu maa la ko wax. dëgg la. il faut qu'on travaille. wàññi wax ji wàññi personnalisation des choses. Aba mii li mu sol li mu wax ni fen guddi bëccëg. fenalante yàqalante. dans toutes les entreprises dans tous les milieux. dans les marchés. à l'extérieur dans la diaspora mais yow lan moo ñu dal. nañ leen nag ñun rek yàlla bindul ñun kese quand même am nañ ay nawle ci Afrique sous région bi ak ci monde bi quand même dañuy liggéey su ci dem c'est du bavardage littérature guddeeg bëccëg
wala. am na solo léegi nag ci corona gi nag. sensibilisation bi ci corona gi. ay sensibilisation kay dama bëggoon jox la ñu def yow kay nga jël dama bëggoon nga jël yow nga jël kii bi relais bi. ah mais El Hadj boobu ba tey. ñu ngi wax di noppi ñu benn yoon de. ah mais nit ñi kat moom damaa foog ni doo xam koy faj est-ce que duñu fexe leneen ne leen léegi ku sol masque am 10 000 wala suba ñëpp takk masque. xam nga Alaaji Daaw dafay yàlla yàggal taxawaayam ne woon na fi ci wàllu bu muy nekk maire Kaolack. xalaat fi nekk ku fi indi mbalit jox la xaalis xam nga ñu tuur leen seen mbalit yi gérer leen mbalit yi setal leen ko ñu bañ mais boo dee ku fi indi saako mbalit. am 5000. léegi ñu dajalee la mbalit. dajale indi. comme xaalis lañ bëgg nañ wax ko sol masque am 5000. am na solo mais dama tàmm nekk ci ay entreprises yoo xam ni fin d'année yi. dañuy woo employés yi. mu jox leen ay cadeau. félicité leen ak yooyu. loolu man dama ko tàmm waaw man loolu dama ko tàmm mais. dama gis ni fii ñaari at a ngi nii maa ngi fi. fin d'année yi di ma fi fekk. dëgg la. et dama gisul sentiruma sama bopp ci fin d'année yi daal. ma leen doon laaj yéen ndax da ngeen bëgg continuer ak man nii wala. non loolu kay xam nga ki nga koy laaj. waaw laajee nga naan ma. non yow benn sa papa ñëw na fi ci fin d'année bi sol chapeau boo xam fu mu jëlee chapeau boobu ba wax dem ba woo fi dërëm c'est directeur général ñëw sol ne papillon. hélas bàyyi may wax ak yow nga ci jël ñi dañ wax dëgg rek xam nga man moom dàq ma yombul. ok maa la gën a jege retraite. Alaaji na nga def une page man ma wax ak moom ci suuf. ayca dama ne lan nga wax ci chapeau paa bi. nice na. Universel Pousse yéen jigéen ñi yéen a ngi sol perruque fu ngeen toll yéen a ngi def closure. bu nu sañoon nit ñu ne nekkin wa gënati fa ci liggéey bi njiital l'hôpital ba nag ne naam tardé am na ci lañ daa jot ci wàlluy payoor waaye du l'hôpital baa ko warlu ak ñoom wàllu xibaar bokk na ci it ñu yëglu ñeneen di bénévole yi hydraulique ca Touba Mbacké ñoom njiital OFOR sax la ñu daal di joxañ ci seen nekkin woowee wàllu xibaar bokk na ci it koppar yi war a gungey parti RFM tey jii xëy pàttali rapport bu fi woon bu professeur El Hadji Mbodj ci président ba fi woon Abdou Diouf nañ ci àndaat ak yéen ak Makumba Beya ci technique bi Abdoulaye Diop. dañuy tàmbalee xibaar yi wàllu yoon tribunal flagrant délit Ndakaaru tey jii la war a joxe dogalu atteem ñeel mbiri fowukaay yooyee ñu ne daa ànd na ko sàngara ca ñenn nasoon ko jaayee tout tànki Sénégal ñu fàttali ni ci sumb gu njëkk ba procureur de la République la mu sàkk woon ne daan ci borom yooyee fowukaay mooy atu kaso ferme ñeent ñeneen it naka noonu ñaar ñeneen ñu baleen loolu moo nekkoon càkkuteefu procureur waaye ni ñu ko waxee tey jii la ëttu atte bi di ci joxe li nga xamante ni mooy ab dogalam leneen ci xibaar aw tiis la génnuk àddina ancien directeur bu IFAN professeur Abdoulaye Bara Diop nekkoo di jamono it président commission scientifique assise nationale ak CNRI commission ba nu fi dénkoon yeesal gi ñeel wàllu institution Sénégal néew bi dina bawoo tey jii ci suba 11h jumaay point E ñu jébbal ko sunu borom ci armeeli Yoff ñu koy jaale njaboot gi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala xaare ko aljanna. RFM rajo askan wi. Touba Mbacké la ñuy wutale ak hygiéniste yi fa yëngu ci wàllu centre de traitement Covid ngeen baal ma fii ci Ndakaaru la dalal jàmm ca Guédiawaye hygiéniste yi yëngu ci boobu centre de traitement bu hôpital dalal jàmm ca Guédiawaye ñoo yëglu ay diira ngi ñu ne jotuñ ci payoor yi 2 ba 3 ci weer seenaw nekk nit ci liggéey bi bu nu sañoon tan am ca kenn ci ñoom ak Salif Sow. 4 mois ngi nii fay ñu leen seen salaire 4 mois fay ñu leen seen salaire 4 mois yoo xamante ni da ngay xool ku yor doom war a ko inscrire école wala ko jëral fourniture fayoo ko xaalisam ki nga xam ne fa war a jot dépasse këram fayoo ko xaalisam nga yore ko xaalisam fayoo ko 50 usines si doon woon ñu wàññi 30 yi yore leen 2 mois ba pare libéré leen dàq leen 20 yi fa des ñu nekk di continuer yore leen 4 mois ñoom li ñu waxoon ak ñun liñ gis moo amul sax dañu waxoon chaque weer di ngeen laal 350 000 mais 150 000 rek nañuy laal te début bi mars avril mai boo gisee xaalis bi di ñu fay yëpp boo ko dajaloo mat 90 000 ak risque bi ñuy jël ak li ñuy daj foofu ëpp yi ni mel ëpp yi ni mu da ngay dugg si bi dafa 4 heures de temps ak tàngaay bi nettoyer chambre yi nettoyer douche yi nettoyer couloir yi nettoyer morgue bi nettoyer sauter ambulance bi loolu yëpp ñu koy daj pour suñu réew mais ñoom mënuñu respecté ngir yàlla nañu respecté fay ñu suñu xaalis. directeur hôpital Dalal Jàmm indi leeral ci wàllu pay gi ak naam tardé gi ci ab diir du yàgg dinañ leen ko fay leeral na it ci wàllu li nga xamante ni mooy hôpital boobee Dalal Jàmm warloowul ak kenn ay koppar leeral li Moussa Sam Daf ak Salif Sow. damay apporter déjà une précision. hôpital Dalal Jàmm amulul benn agent am salaire amulul benn agent am xaalis ba fi may wax ak yow nii. ñaareel bi mooy ñiy wax noonu c'est des agents de la Croix-Rouge yoo xam ne bi mbas mi amee
dama jàpp dañuy ñëwoon porté volontaire pour liggéey ci centre de traitement yi comme ni ko seen texte yi waxee ne nañ ko les agents de la Croix-Rouge donc mënuñu wax ni dañ leen yoreel salaire. maintenant état bi ci cadre motivation bu mu doon jox personnel de santé ak bu mu doon ak ñiy liggéey ci CTI état mu ngi leen doon jox une motivation comme tout ce personnel là. ñu dem ba ci biir mbas mi arrêté woon na donc finalement motivation boobu continué wul. bi mbas mi dellusee mu taseeg fin d'année état bi nekk di xoolaat budget di mettre en place budget yi pour mën a recommencer motivation yooyu. donc xam naa motivation yooyu moom moo tardé moo tax ñuy wax mais malgré ça man ci sama bopp à ma qualité de directeur de l'hôpital dalal naa leen pour waxtaan ak ñoom ne leen sax en attendant motivation yooyu di ñëw man pare naa pour jox leen une certaine motivation. ñu ne ma naa leen may ñu dem waxtaan ci suba dellu si gisaat ma donc man dina ma jaaxal trop après bu ñu defee sortie naan nañ leen fay alors que ñu ngi nekkoon en négociation mais nag wax dëgg yàlla hôpital mënatul di xaar ñoom ñuy toog di bañ di liggéey hôpital day jël disposition yépp pour fexe liggéey bañ daan def buñ ko deful ñeneen def ko. ñu des ak l'hôpital yeeg wàllu wér-gu-yaram ak diwaanu Fatick juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñu amee jàngoroy coronavirus ña nga ñuy faj ci centre de traitement bu diwaan ga ñu nemmeeku nag ca Fatick yokkute ñeel lim bi waral ak njaaxle foofe kilifa yi diwaan gay ñaax askan wi ci ñu gën a góorgóorlu ci gestes barrières yi Aminata Goudiaby. situation bi fii mu ne dafa doy waar daanaka bés bu nekk Fatick dana am cas communautaire yu coronavirus yu ñu fi nemmeeku fii mu ne sax ne ñu am na 67 malades yoo xam ni centre de traitement des épidémies bi ñu ngi leen di suivre mu bokk ci nag juróom fukk ak juróom-ñeent yoo xam ni ci seeni kër lañ leen di fajee solution bi ngir moytandiku feebar bi suñ sukkandiku ci kilifa yi mooy di respecter gestes barrières yi ci loolu sax le boucle amical de Fatick doon séddale lu tolloo ko juróomi junni masque ak yeneen i produits Abdourahmane Beng moom moo yore seen kàddu. journée bi ñoo ngi ko doon def pour sensibiliser nit ñi ci musiba yi nga xamante ne nit ki nga xamante ne day dox ci mbedd wala di nekk ci espace public bañ a sol masque fan la ko mën a yóbbu le port du masque dafa war a nekk lu obligatoire booloo doon benn pour mën a xeex corona bi fii ci Fatick. ki leen si jàppale nag moom moo di ancien ministre bii di Aly Koto Ndiaye moom itam mi ngi ñaax askan wi ndaxte dafa am benn bàyyandiku bu ñu nemmeeku ci Fatick. damay ñaax ASC yi comme chaque quartier am na ASC te chaque quartier am na école chaque ASC pare na école dem yóbbu foofu ay accessoires pour protéger jàngalekat yi ak xale yi. ci commune bu Diarekh itam di waa Croix-Rouge amaloon mobilisation jëm ci geste barrière yooyu foofu itam nemmeeku nañ ni solu masque yi am na ñu bëri ñoo xam ni respecté wuñ ko Ibrahima Niakh coordonnateur Croix-Rouge bu Diarekh. affaire bi fii ay Diarekh ñëpp a ci jàpp def ay caravane ku tudd caravane wax sensibilisation nan la ñuy raxasoo distanciation sociale yi ICP bi du ne la guddi du ne la bëccëg gars yi tamit créé benn panel ba nga xamante ne ni moom mooy panelu affaire contre Covid 19 lañ koy woowee. ba feebar bi duggee ci réew mi nag ba léegi ñu ne lu tollook 422 cas yu coronavirus nemmeeku nañ ko ci biir région bi. mu bokk ci nag fukki nit ak juróom-ñeent yoo xam ni génn nañu àdduna Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu jàll wutali Touba Mbacké ak ñi nga xamante ni liggéeykat ci wàllum ndox mi bénévole de l'hydraulique ñoom ñoo daal di joxoñ directeur bu OFOR mooy kër gi ñu dénk forage yi kaw gi danoo gis ne daal ay jegeñaale lay jël di recruter baleen ñoom bénévole yi ab diire ngi ñu ne fa di liggéeyal état Sénégal ci seen i kàddu ci ngan ci xalifa bu tedd bi ca Touba Mbacké la nuy woo ñu ne ministère bi nu bootu ngir mu indi saafara ci tolluwaay googee dàqunu xalaatu dem ba ci gréew ñett ci fan ci seen kàddu. Serigne Mbaye Thiam encore une fois mu tujji enquête alors que pourtant dañ ne 90 bénévoles yi état 11 bu génnee 11 millions 700 chaque mois 11 millions 700 je dis bien 11 millions 700 chaque mois mën na recruter 90 bénévoles waaye kon donc loolu état war na ci mën a taxaw donc sëñ bi bi mu ñu recevoir wax dëgg yàlla dalal nañu li nga xam ne ni mooy suñu mbëbët li nga xam ne ni tey mooy suñu jàngoro. incha allah rabbi dina koy yeggee autorités yi di waxat encore état ne lii buñ ko saafarawul nañu jàpp ne fan yu néew monde rural bi ñàkkum ndox mi dina tar lool parce que bépp forage boo xam ne ni tey bénévole yi ñu ngi fa dem intervenir dinañ fa banque seen loxo. yooyu kàddu nag njiital OFOR ci boppam weddi ba mu set wicc moom dafa jàpp ne jëlee gi ci yoon la nu ko teg ginnaaw appel d'offre sàkku na ci ñooñee koy tuumaal ñu indi benn firnde rek ci ne jël na benn jegeñaale Seyni Ndaw njiital OFOR ak Ramata Anne. di wax ne rek OFOR amagul ay antenne décentralisée au niveau des régions
ñun ñu ngi appuyé wu toujours sur les directions régionales de l'hydraulique. unité de maintenance bi nga xam ne bii Touba la nekk te yi nga xam ne bon la foofu yëpp sax ñun ñoo ko moom dépendrewul donc ci ñun donc personnel ba fa nekk ñu ngi dépendre au niveau de la direction régionale de l'hydraulique Diourbel. ñun benn agent lañ fa am boo xam ne bii présentement affecté nañ ko fa et puis c'est un ingénieur pour surveiller le fonctionnement des différentes stations yi nga xam ne yi moo nekk ci forage yi mais ensuite travaux yi nga xam ne yi engagé nañ ko foofu donc pour dire que donc bon ñi wax loolu dañuy wax lu leen neex le DG de l'OFOR kan la recruter wax dëgg yàlla waroon naa xam ñan la et puis war nañ laaj kan mooy le DG boo xam attitude bi nga xam ne bii moom la comporté fa ma jógee muy sayet ak fii mënuñ wax ne donc DG dafay recruter ay personnes donc d'ailleurs ay défaut boo xam ne bii sax dañ ma koy jox ne donc bon le DG n'aide pas mais c'est parce que bon c'est un service public nag boo fay dugg da nga fay duggee ci conditions yoo xam ne yi conditions yu leer la ou bien bu ñu la fay dugal aussi dafay nekk boo fa ñëwee mën a am njëriñ boo xam ne bii da nga ko indil donc bon la population donc loolu laa ci mën am lu may wax di leeral di wax ne donc c'est regrettable donc bon qu'il taxe le DG donc bon de recruter donc ay proches. directeur général bu OFOR Seyni Ndaw OFOR mooy kër gi ñu dénk ndox mi ñeel waa àll bi ci Sénégal RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu waxtaanee financement di koppar yi war a gunge bépp parti politique ci Sénégal boobaak léegi ab diir ngi ay xalaat ci wàllu loolee nay koppar war a gunge parti yi ci pàttali rapport jiboon na fi jamono tukkee woon ci professeur Alaaji Mbodj jëmoon ci président Sénégal ba fi woon Abdou Diouf ngir kon loole nay koppar ngir gunge gi ñeeli parti li waral indiwaat geeg RFM rek mooy fan yi dégg ngeen coow li diggante Pastef ak ministre intérieur ak wuute nag am na ci wàllu proposition ñeel boobu anami gunge win ñeeli koppar jëm ci parti leeral yeeg Makumba Bey. page 119 rapport bi mu joxoon Abdou Diouf Alaaji Mbodj mi nga xam ne liñ ko ci sasoon mooy ñu xool nu ñuy financer parti politique yi wax na ci ni war nañoo xoolaat aaye gi ñuy aaye xaalis boo xam ne day jóge bitim réew ñëw fii di dugg ci parti politique yi te loolee mën naa tax ñu may ay nit ñoo xamante ne ni bitim réew lañ jóge waaye Sénégal lañ nekk ñu mën a jàppale ay parti politique bu fekkee ñoom nit ñooñee dañuy fay lempo bu fekkee ni ay entreprise la wala ay association yu nekk bitim réew mën nañ leen a boole itam ci nit ñi tabaxe réew mi la ñuy joxe ñu dugal ko ci fond d'aide bi nga xam ni parti politique yi la ñu ko jagleel rapportu professeur El Hadj Mbodj boobu ni woon nag joxe bi nit ñi di joxe wala yenn xeetu association yi dafa am fu mu yem waaye loolu mu bëggoon ñu maye ko nag loi bi fi mu ne nii mayewu ko ni ko ministre de l'intérieur fàttalee rapport bi dañu woon ni ñuy séddalee xaalis bi mën nañoo tàmbale ci ki nga xamante ne nii 0,5% la am ci woote yu ñu doon woote ci législative yu mujj yi ngir mën a bokk ci ñi ñuy jox waaye itam liste bi mu yóbbuwoon législative bokk ci 15 départements ci juróomi région yu bokkul mu ni bu boobaa fond d'aide bi dañ koy xaaj ñaari xaaj bu njëkk bi ñeent fukk yoo jël ca téeméer ba ñu jox ko parti yi nga xam ni ña nga ca assemblée nationale faloo nañ ba noppi li ci des di juróom benn fukk yoo jël ca téeméer ba ñu xool ni ñu faloo kenn ku nekk li nga am ci ay carte bi ñu wàññee ba noppi ñu séddalee ko noona nit ñi dugal seen xaalis ci parti itam dañoo war a doon nit ñoo xam ni ñu xam la te amul kenn nit koo xam ni war ngaa mën a weesu million booy dimbalee benn parti bu dee association la fukki million ngeen di yem muy entreprise wala association yoo xam ne ci biir réew mi lañ nekk te lépp nag ci chèque nga koy def waaye parti politique bi waxuñ ko am na foo xam ne fa la mën a yem ci li muy laaj ci xaalis donte nag bëri na lool ay sart yoo xam ne moom lañ leen tëralal yooyu war nañoo sàmmonteeg moom muy am benn compte boo xam ne ñaari expert comptable ñoo ko certifié képp ku leen mas a jox dërëm bu mu mën a doon ñu daal di ciy def sa tur ak itam nommé ay mandataire financier rapport bi dolli ci ni financement wu parti politique yi warul doon loo xam ni ay collectivité locale wala ay entreprise publique ñoom ñoo koy def état wu Sénégal kese moo ko war a def te bu ñu demee ba ca cëppaandaw ga ñu xool parti boo xamante ne nii campagne bi jeex na mu dese xaalis da koy verser ay association caritative lu mel ni ay Empire des enfants ñooñu. jërëjëf Makumba Bey ñu des ak politique geek ñenn ci jege ñaale ak àndandoor yi soxna Aminata Touré yi yëglu démb ci janook taskatu xibaar yi bu nu sañoon daal ñu ne soxna si gën a communiquer ndax dañoo gis ne foofe dafa des bi nu ko daal di jëlee ak léegi ci boppu conseil économique social environnemental Ibrahima Diamé. depuis bi ñu ko jëlee ci postam présidente conseil économique social et environnemental ndawam yile bootu ci mouvement bi ñuy duppee JRK ñu ngi koy xaarandi Kaolack waaye ba tey furaas moo waral nag seen janook taskatu xibaar yi pour ñaawlu kon ni seen njiit bi ne doxalee Doudou Mbop jiite mouvement bi ne ñuy duppee kon jeunesse pour la renaissance de Kaolack. waaw depuis bu ñu ko jëlee conseil économique social ñun de ñu ngi ko doon xaar Kaolack mu ñëw ñu sargal ko ñu ngi ko doon xaar Kaolack mu ñëw ñu ne ko ñun de ndaw Kaolack
ba tey ñu ngi lay wax gàcce ngaalaama parce que ba tey ñu ngi engagé wu sa wet waaye bi ñu ko jëlee conseil économique social toog nañ lu diir di ko xaar Kaolack dem nañ ba ñun ñu ne kan nañ takku dem seeti ji ko Dakar mun nañu xaar leen ma Kaolack maa ngi ñëw mais gis nañ ko fi gisaat ko fi waaye daal ni ñu ko fi gisee moo ñu gëralul bëggoon nañu daal gis ko fi gis boo xamante ne wax dëgg fa yàlla ndaw yi nag jàpp ne Aminata Touré depuis booba la waroon daal di jubal si Kaolack waxtaan ak militant yi ñoom ñu di koy xamal ne nag ñoom ay responsable lañu te bëgg nañ ku leen may nopp parce que tey ñun lu ñu laaj rek moom mooy laajuñu leneen lu dul diisoo waxtaan parce que ñun dañoo am suñu xalaat en tant que ndaw te suñu xalaat googu bëgg nañ di ko yeggee moom it mu ñu jël en compte ci xalaat googu ci buy tëral doxalinam fii ci Kaolack loolu daal moo tax ñu waxoon nañ ko interpellé. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la jasaan. bismillah. ñu dooree ak tey jii compétition africaine si wàllu club yi ñaari équipe bu Sénégal yi nag génn nañu di Jaraaf ak waa Teungueth FC waa Jaraaf yi ñoom ña nga ca Côte d'Ivoire war fa daje ak waa San Pedro mu bokk ci jongante coupe CAF dañ leen dooroon ci àll bi benn ci dara ca Thiès ñu war a dem foofa kon daa ji dabu ba noppi jéem a foqati ngir mën a jàll naka la ñu yeggee foofu ak itam naka la ñu waajalee seen jongante tey gi seen secrétaire général di Léonard Diagne tontu na ci suñu kër Papes Diba. yëpp yemb na ginnaaw ba ñu sante yàlla xaaruñu ba ñu programmé match retour bi ñu tàmmali ko préparé ñun match retour bi ñu ngi ko préparé keroog ba ñu San Pedro gagné fii stade Lat Dior Thiès la ñu toog def évaluation match bi xool li tax ñu ñàkk match bi ñu daal di commencé fagaru di ci gërëm nag dirigeants yi notamment président Cheikh Seck ak encadrement technique bi ndax boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di préparer suñu match retour bi ginnaaw xam nañu ne pour ñu mun a continuer compétition bi faw ñu dem Abidjan gagné fa San Pedro donc incha allahu rabi ci loolu la ñu liggéey xale yi teg nañ leen ci condition yoo xam ne incha allahu rabi gëm nañu ne le 6 bu jotee ci waxtu match bi dinañ wane beneen kanamu Jaraaf pour jëlee fa qualification bi ñu ngi seex moom incha allahu rabi. xam nga Dakar Abidjan daan na ko sorewul day mel ni nga jógee Dakar dem football yi Mbour rek donc c'est 2 heures de vol ñu ne ak climat Abidjan ak fii sorante wuñu tellement ak humidité bi loolu donc ay problème acclimatation soxlawu ko ci ñu ne nañ jël avion bi tranquillement veillu match bi on arrive veillu match bi bu ñu fi jógee 7 heures ci kattanu yàlla bu 10 heures ñu yegg Abidjan dallu bu ngoon si jotee ci waxtu match bi ñu dem suñu entraînement ci terrain ba ci ëllëg sax ñu football match bi daal di tam defaraat bagage yi ñu ngi si Dakar fas yéene ñëw ak qualification bi ci kàttanu yàlla. tubarkalla beneen équipe ba di Teungueth FC moom ca Maroc la war a dem jongante fa ak waa Raja bu Casablanca ñoom itam dañoo tëw woon kenn dugg ca morom dara kon foofa tam dañuy daal di tàmbaliwaat ci témboo gu mat sëkk. beneen footballeuru Sénégal bu nekkoon équipe nationale nekkoon tam ci Standard de Liège di Mbaye Lay léegi entraîneur la foofa daal dinañ ko takkal jaaj yi ngir mu doxal ba saison bi jeex nee na nag fu mu toll nii équipe baa ngi ci fukkeel pass ak benn la mu bëgg mooy fexe liggéey ba équipe bi gën jaa sori bokk ci ñett ñi gën a kawe ci championnat googee laataa ñuy seet la ca topp naka lañ koy lijjantee ñi jëm itam si wàllu Ligue 2 bu Sénégal démb Linguère daal dina tàmbali ci anam bu am solo ndax dafa daal di rek daan waa Demba Diop FC ca Mbour benn bal ci dara Linguère nag na mu jeexalee woon championnat ba ca wa ñu koy dog ci jamonoy coronavirus yi noonu la tàmbalee waat ci atuma ren ji leneen itam ci wàllu footballu Sénégal yi muy Sadio Mané démb dañ leen a dóor ñoom nag démb wàllu Liverpool kenn xàmmeetu leen woon ndax dañoo doon football boo xam ni kenn rafetlu ko amutoon am Diop indi Ndiaye yëf ya birul boole ca tànk ya dëng teel a ca teg ca nag ñu teel leen a yoxu su benn bal boo xam ne ñu leen ko dugal ci juróomeel bi simili ba match ba jeex mënuñu ko woon a égaliser Klopp nag nee na fu mu toll daal gis na ni xaleem yi yëpp paan boole ca coono gu tar goo xam ni faw ñu taxaw tem ci gën a gaaw ci pexe lu ko mooy yëf yi mën na jur joote Alaaji Asan maa ngi lay gërëm Malal atum ren moom bu ko fi waxati waaw ren rek doy na waaw internet yaa ngi lay nuyu xam nga RFM moom da ngay seetaan di déglu gaa ngi rafetlu bu baax voilà mu ngoog am na ci njaween Aziz Diaw mu ngi may ziar waaye am na ci ku rafetlu lool sa taxawaay Malal mu ngi tudd Cheikhouna Ndiaye ca Touba dédicace ci journal RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak juróom-ñett pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu ànd ak Ndate Diop ci chronique culture bi. dal leen ak jàmm Mbour la ñuy jabali wax lu soxal wàlluk musique ak mixtape bi nga xam ne artiste bi di Amdy Moustapha daal dina koy génnee mixtape boobu mu duppee ko ndogalu yàlla Abdourahmane Diallo ci ay leer. artiste bi di Amdy Moustapha daal dina koy génnee mixtape boobu mu duppee ko
piste bi nga xam ne zone sud bu Malicounda la dëkkee juróom benn titre mi tudd na ci lu bari turu yàlla. mixtape la moo ngi tudd ndogal yàlla nag soo ko déggee tey posetu CD bi boo ko xoolee photo bi ñoo ngi ci def ñaari xarkanam benn xarkanam bi day jooy benn xarkanam bi di reetaan foofu ñoo ngi bëgg wax que ne àdduna ñaara fi nekk bànneex ak nakar waaye lépp lu ci manti ñëw rek nañ xam ne yàlla suñ borom moo ko dogal looloo tax ñu jël projet bi tuddee ko ndogal yàlla te booy xool morceau bu ci nekk rek day wax ci loolu noonu quoi. mixtape bi nag di ndorteelu carrière Amdy Moustapha moom mi nga xam ni mu ngi yëgal yenn ci ay projets yi nga xam ne mbébét na ko. cinéma tey jii ñuy tëj ci maison de la culture Douta Seck fii ci Ndakaaru ab résidence bu ñu doon tàggatee ay ndaw ci wàllu mbind film documentaire loolu nag bokk ci programme bi ñu duppee itinéraire documentaire muy ab programme mu tàggat boo xam ne nii dañ ciy jàngal ndaw yi naka la ñuy bindee wàllu film documentaire projet boobu nag lancé woon nañu ko maanaam door ko ci fukk ak ñeenti diiwaan yi nekk ci réewum Sénégal jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg.